yow ci combat bi ñu tëggaat nii ci Modou Lo Eumeu Sène yow ban analyse nga am ci combat boobu. c'est un combat comme tous les autres combats rek parce que man xam nga combat yi ma fekkee yëpp yàlla def ma fekkee ko dafa bari xam nga jamono ñoom Pertene ñoom Doudou Bakassar ñoom Landing Diamé bari na tant d'autres Mame Gorgui Ndiaye Mbaye Guèye ñoom ñëpp Double Less Boy Bambara ñoom ñëpp yàlla def na ma fekke seen jamono kon combat yi bu ñëwee aussi dama ciy référé wu rek revanche la nag revanche day metti parce que xam nga yow buñ la xasee ba daan dafa am luy wàññeeku ci yow ba boo dellusee waa ji mën na la bañ a mën sax mais sa xel moo fa dul nekkati doo am conscience daal ba souvent que da lay daanaat mais nag mën nga dajeeg mbër moo xam ne aussi dafa préparé waat boppam jàng na nga ko daane woon mu ñëw indi beneen stratégie moom tamit ba daan la moo tax combat la boo xam ne combat bu ñu mën a développer la combat bu rëy la diggante Modou Lo ak Eumeu Sène c'est que lenn rek moo ci kii boo masaan daanu dañ lay wutal lu suufe pour nga yéegaat mais man li ma jaaxal mooy Modou Lo dafa daanu ci Balla Gaye mais automatiquement ñu jox ko roi des arènes bi muy Eumeu Sène or ko waroon na am benn contretemps mu bëre sax wala mu toog noppalu pour mën a jëlaat combat bi mais actuellement ni Eumeu Sène mooy taxaw ci kii bi parce que moo yor roi des arènes bi donc am na lu mu ci yokk tuuti rek revanche bi day neex ci moom mais bu sàgganee tuuti rek ah day metti waat ci moom. moom kan la Eumeu Sène. waaw parce que moom lañ daanoon xam mënoo ne malgré que Eumeu Sène c'est le roi des arènes ni ñu koy waxee hein mais il n'est pas le roi de Modou Lo Modou Lo moo ko daan. moo tax làmb xawul tëri di père le fait que. déedéet làmb tërëdiwul ni ñu koy organiser moo tërëdi parce que commercialisation bi ci gars yi dugal moo xaw a yàq làmb parce que mënoo daanu ñu jox la champion bu mag bi donc il y a quelque chose de kii moi je me dis que c'est un combat commercial peut-être ah wala lan lañ bëgg bu fekkoon ne léegi combat bi dafa ñor amul problème mais ñorul sama diggante sama xalaat man da ngeen may laaj dafa des trop quoi parce que Modou Lo fii ci li mu jóge la bu fekkoon dafa daan sax ñu ne jox leen ko roi bi mais nga daanu ñu jox la roi bi waa léegi bu la roi bi daanee ak sa défaite bi nga mujjee léegi nga am 2 défaites kon yow da ngay wàcc yow Modou Lo te sa wàcc baaxul parce que boo wàccee di nga dajeek ay Ama Baldé dajeek ay Sa Thiès dajeek ñeneen ñi boo yéegee nag chance la nga yor roi des arènes bi loolu nag moom loolu nag la Modou Lo di chercher boobu ba léegi. mais li muy seet mooy yor roi des arènes. même li bëreeg Balla Gaye yàggul. waaw tey jii ANCAR bu doon dafa daan Modou Lo ci xalaat bu daan ko tey jii nii bu daanoon Eumeu Sène moom Modou Lo ndax dina war a mën a bëreeg Balla Gaye te bëri nañ ñaari yoon. dinañ mën a bëriwaat parce que daan na roi bi déggoo ñu ne le roi est mort vive le roi daan na roi bi léegi buntu bi de Eumeu Sène qu'est-ce qu'il était avant mais titre bi nga yoree dafa am yu ci ginnaaw yu ci laxasu sa popularité day yokku sa valeur marchande yokku sponsor yi da wër la yooyu yëpp ay bénéfices la loo xam ne c'est le titre de roi qui te donne ça moo tax ñu ci xaddu nii mais du dara waaw. mais Père li ma bëgg nga wax moom mooy ki nga xam ne moom moo di Modou Lo ak Eumeu Sène ñoom ñaar ku ci ne am nga fort ku ci ne am na koo xam ne tamit da nga fa faible peut-être te ñoom xamuñu ko mais yéen ñi nga xam ne yéen leen suivre yéen a leen topp war ngeen xam ñoom peut-être lu ñu bàyyiwul xel seen point fort ak seen point faible. ci ne non xam nga ki toog ci kaw sportif bi toog ci kaw yaa xam ban xeetu sport la en général li ñuy mën sax ñi nekk ci terrain bi duñ ko mën seen faiblesse dafa bari seen mën-mën bari ci ko xam bëri mais nekk fi di ko décortiquer aussi tuuti rek laa la ciy may quoi
bon Eumeu Sène soo yaakaaree ne pied gauche Modou Lo boobu mën nga ko ci daan tu te trompes parce que tu es un pied droit Modou Lo est un pied gauche heure boo demee jëli ko sa bopp day génn te bu boobaa da ngay am difficulté ah dégg nga loolu ma la wax donc changer une stratégie très rapidement bàyyi fa tànk bi te soo xeexul doo daan Modou Lo loolu moom wax naa la Modou Lo tamit maa ngi lay digal ne la Eumeu Sène ba nga dajaloon ba daan ko dootul Eumeu Sène bi waxuma sax dootul Eumeu Sène bi mën na am dootul Eumeu Sène bi parce que diggante bi yokku na fi daan kala daanoon daanaat Balla Gaye ah bëreeg Bombardier daan ko jël titre roi bi kon léegi dafa am beneen xel bu mu war a yor bu mu yor roi nag du caaxaan buñ la jiitalee ne la yow la mais da ngay ànd ak sa xel mais li ma wóor mooy Modou Lo défaut yëpp mooy yërlu bi muy yërlu boo yërndoo néegu jàmbur mu jam la ràbbu sa bët day tuuru yërlu boobu la war a bàyyi ba pare dafa xamul ne saa yu daanoo moom Modou Lo presque mooy daan boppam parce que Olof Njaay dafa la wax ne njat du bëre looy sàggan yow Modou Lo bañ lay njatt toujours saa yu ñu la njattee rek ah teg la poids bi mais bu yàggee yow dootoo mën dara te lépp yaa koy teg sa bopp te xeex bi ngay xeex aussi yow Modou Lo tegoo ko ci yoon war nga seetaat sa bopp aussi combat bi boo ci amul doole physiquement doo dem parce que Eumeu Sène wax naa ko taayam moo neexul bëreel mais sens bi nga ci am yow Modou Lo mooy pied gauche bi ak pied droit bi est-ce que Eumeu dina fi bàyyi sa pied gauche bi yoon ban stratégie la war a jël est-ce que dina am condition physique bi ak équilibre moral bi pour mën a jàkkaarloog yow mi ko daanoon yow tamit ban feem ngay indiwaat yow Modou Lo pour mën a tromper ki nga xam ne mooy Eumeu Sène yéen ñaar yëpp dañoo am ci yéen yaakaar en lutte gréco-romaine Eumeu Sène est un champion d'Afrique. tant que si biir wax nee nga Eumeu Sène bu ñëwul ak xeex du baax ci moom. waaw gis combat bi ci xeex nga ko gis wala ci bëre rek nga ko gis. boobu Modou Lo tant que yaa ngi bëreeg moom doo ko daan parce que il réfléchit quand on donne Modou Lo le temps de réfléchir doo ko mën a daan parce que dafa mën bëre di la calculer donc boo ko jaxasee da nga koy def cere ak soow rek jaxase ko rek pour mën ko daan mais boo ko deful doo ko daan te boo amul doole doo ko daan parce que mbër yu bari dañ defe ñoo ëpp Modou Lo doole te ëpp ñu ko doole dañ il se trompe boo déggee ñu ne Rock tur wa da ko fa fekk mais moom nuru na ko donc combat la. mais Eumeu Sène tey en cas bu daanee moom dafa ne du bëriwaat ak Balla Gaye te Balla Gaye tam dafa soxla li nga xam ne moom mooy titre roi des arènes foofu tamit yow lan nga ci yaakaar. c'est que lamb non c'est que lambu léegi la gis nga moo wax moo tax ma limal la mbër yi ma fekke woon maam góor gi par exemple bëri na ak Ousmane Ngom 7 fois xam nga moo ëpp 3 fois Mbaye Gueye bëri na fi ak ay Samba Diaw 3 fois 4 fois lamb bu njëkk daan mbër benn yoon ñaari yoon taxul nga mën ko da ngay bëre bu Eumeu Sène lan lay bañ a bëre ak Balla Gaye bu leen lamb boolee il faut ñu bëre parce que titre bi mu yor moo tax ñoom ñu soxla ko amaana sax Balla soxlaatu ko woon mais comme que dem na ba téye roi des arènes il faut tamit que mu am ay concurrence yoo xam dañuy ñëw pour foqati ko loolu mooy bëre mooy lamb mooy sport. ki ñàkk lamb tey yan difficulté la ñu lamb doo ko ñàkk heure boo daanoo déggoo ñu ne maanaam ku daanu yaa ngi ci saaku bi xam nga fi actuellement Modou Lo li ko dal popularité ma ko yóbbu rek mais ci saaku bi la nekk léegi dafa waroon génn ci saaku bi pour dajeeg roi bi mais kon comme niñ ko defee nii daal nga jóge ci jël ñu daan la jox la roi bi ah
bariwuma lu ma koy gis ci làmb daal parce que bu dëkk làmb escalier la léegi nag amatul escalier ascenseur la da ngay ñëw rek bës rek yéeg loolu moo ci nekk. moo tax ma bëgg a laaj aussi ne la père nan nga gisee avenir u làmb Sénégal làmb jamono bi làmb dafa mel ni dafa fay. non làmb fayul combat yi ñuy monter mooy combat yi nga xam ne amul popularité mais tey boo déggoon léegi rek ñu ne la comme ñu nga dégg Eumeu Sène Modou Lo moo tax ngeen déplacé ñëw kon làmb deewul c'est-à-dire nit ñi fa nekk nit ñi ne ngànk làmb ñoo war a seetaat seen bopp seet nag ni ñu organiser làmb quoi ba ku nekk war si mën a gis sa bopp comme que président defal nañu arène nationale mais vraiment ku nekk ci làmb rek war nga ci gis sa bopp quoi loolu daal mooy kiiwu làmb parce que làmb aussi 1930 fekk na làmb di am xam nga kon làmb moom ak man ah kon làmb yàgg na te nit sa cosaan doo ko yàq même bu ma ko bëggatul am na ñu ko bëgg kon dañ koy rafetal rek tey jii normalement Modou Lo Tapha Tine nga waroon dégg man je me demande pourquoi Eumeu Sène wala Eumeu Sène Tapha Tine c'était le combat parce que tamit attention y a Bombardier qui est toujours en haut di leen xaar roi bi ku ko jël tamit da ngay sonn rek peut-être di nga ci am dara mais bu yàggee ak yow ba yàgg ak yow tamit dina ma xaw a jaaxal mais ku ci daan da ngay yokku ça dépend aussi de ca manière ba ngay daane kii daanu nag lay yërëm yàlla bu mu doon Modou Lo xam nga kon day am deux. moom bu daanoo jamono yi kat nga yaakaar ne moom la mën a bëriwaat. kan Modou Lo encore. boo bu daanee moom. bu fekkee dafa daan. boo daanoo adversaire la war a jàkkaarloo. bu daanoo. waaw non day pare ci làmb. waaw parce que génération bi moom yàllaa ko may mu yéeg mais génération bi moom ëpp leen doole gënu leen nekk jeune. bu dee Eumeu Sène aussi en cas bu daanoo comme ni ñu jëlee référence ci Modou Lo. Eumeu Sène bu daanoo c'est un vétéran heure bi waroon na ko fekk sax mu bàyyi bëri sens bi ko dikkal la moo tax mu ñafe ak liggéeyu ndeyam ak yooyu ba jot titre roi des arènes mais xam combat bi juillet la lu ñu gën a dem Modou Lo mën a gën a féete ndaw Eumeu Sène gën a jëm mag n'est-ce pas ah donc Eumeu n'a rien à perdre dans ce combat su ko wóoroon na da ciy perte te booy bi daanoon ko du ko jël na ko pour xaalis jël na ko aussi pour yokk boppam jël na ko aussi pour fayu est-ce que dina mën a fayu loolu nag mooy coow li loolu war a leer la. loolu moo war a leer est-ce que Modou Lo day daanaat Eumeu Sène wala Eumeu Sène mi nga xam ne dafa yokk ci diggante bi ba yor roi des arènes ah ndax day nangoo xale bi daan ko. ma ñëwaat ci beneen question père sànq comme ni nga ne le fait que Modou Lo Balla Gaye ko daan rek ñoo jox ko ñoo jox ko mu bëri roi des arènes foofu aussi nan nga gisee taxawaayu CNG. non CNG seen yoon nekkul ci parce que tu m'as demandé une bonne question xam nga dañuy sagalante rek naan roi mais roi bi amul de. lu tax amul. parce que c'est pas reconnu au niveau du CNG loolu dañ ciy waroon waxtaan bu yaatu la roi benn roi rek moo fi am il est en retraite c'est Manga numéro 2 qui est reconnu par l'État le CNG c'est l'État depuis boobu nag mettre ñu en compétition roi bi pour non amul sens ci CNG amul sens mënuñu leen obligé ci dara même 16 boobu ñuy teg ci géewu sax neexul CNG mais dañ ci mënul dara parce que CNG moo waroon organiser wala mu réorganiser daal ne roi bi nag titre bi dañ koy mettre en jeu diw ak diw la mais tey mbir mi ku ci daan na nga ne yaay roi fekk tu n'es pas reconnu par le CNG loolu moom. CNG taxawaayam nan la fa waroon doon. ñoom ñoo waaw boo jëkkanteeg sa kilifa boo ko rawee mu toog noppalu ko. kon loolu CNG moo def erreur. déedéet CNG deful erreur promoteurs yi ñoom ñoo sàcc ci CNG tour boobu roi des arènes bi dugal ko ci làmb fekk ñoom CNG arrêté woon na ndax Manga fa la affaire bi yem normalement Manga moo waroon jaay titre bi ñu jënd ko comme que bàyyi na bëri mais
ñun reconnaître quoi parce que lu CNG reconnaître rek ñun kiiwuñu ko mais comme que neex na nit ñi rek ñu ne droit. loolu loo yaakaar ne mooy saafara bi aussi pour ñu delloosiwaat buum ca mboy mboy ga comme ni nga ko joxee woon manga bi nga wax noonu. Mettre en compétition dans toutes les régions du Sénégal ku bëri ñu def ko comme ni ñuy def compétition rek ku daan ba final mais nga jël ko bu ko defee mu am valeur parce que bu boobaa CNG da ngay nekk ci biir kuréelam dina la mën a yilif ne la bàkku sil tel ñëwal heure defal nii mais fi mu ne nii Eumeu Sène bu ko CNG woowoon ne ko yaay roi te du roi ci këyit bu ëllëgee binduñu ko fenn manga boo demee këram tableau baa ngi foofu roi des arènes manga 2 moo daan diw loolu mooy kii mais fi mu ne nii dara binduñu ko ci këyit. d'accord père yéen yàgg ngeen ci làmb bu baax léegi xam nañ leen ci ba ñuy nekk tout tànk ba tey nga ciy wax loo xam ne xale yi sax dañ koy fooyee ay ca loolu père ban xorom la ci làmb ci ak lan la siy def. non ay ca dama ko bàyyi gars yi léegi parce que bi ma koy wax boobu damay dégg ñu naan yaa ngi yàqal mbër yi waaye bàyyi li ngay def di yuuxu fekk loolu dafa bokk ci samay feem yàlla moo ma ko jagleel moo wax ay ca Balla Gaye Modou Lo c'est un don de Dieu nit ñi nag mu dem ba neex leen léegi foo tourner ay ca ñi may àndandoo rek gars yi fii yooyu yëpp ku newul ay ca sax yow boo yoree micro bi du saf xorom ma ci sant yàlla aussi père aussi comme yow dem nga ba ñëpp xam la ci naw la ci ba nit ñi jël ci toppandoo est-ce que mën nga ma ñëwal ci li la làmb apporter yow. man apporter na ma la parce que tu es là pour me demander des questions bu doon làmb xaj na malgré que sa maam laa sax kon doo ñëw làmb maa tout apporté xam nga nit ak li mu bëgg rek du ma ne awma ci dara de mais am naa ci sama bëgg-bëgg